waxi jàmbur mooy seen existence pel mel góor gel jaxasoo werante ci ay détails amul différence raat ci ratatati wax lu amul sens xaar ci yuuxu mu jëm kaw ba amul chance gëm ci lu graaw rumeur yi daw daane la ci kamp gi gaaw màgg te ndaw ñàkk joob am jot toog ne ngaamu teeru xonet la ngaamu ci ñaari kornet yu caaf wala mbuusi kemb gi gëlëm ci lëndamaayu kamb gi taxaw jaayante ko tànk topp tali alteeru tëli ba jàpp wutale lamb gi fii mooy ghetto dund lu xaat bés bu ne am kuñ faat ci lëmbe gi bopp koñ yi xumu crime sur crime créé bandi dream team saa su ne ay musiba baaba kumba ku ñàkk kil ku ñàkk bàyyi kook yalwaanan ba saraxulee gumba dox boona 15 ci leen defloo gi raawaale baadi ñibbisi mbëkkanteeg sàcc bi rawale fii mooy ghetto sécurité zéro ni gës ni fee ku nekk di kife doon héros tàggoog seen sago booy ñàkk tekkin caga yi caxagun biral ay mulaay cagin ci tëggin tëggkatu sabaree gaynde simbi di biral yàlla di wax ak ñoom bés bu ne mais amuñu déggin di xaar ku leen abali bët naan leen liiral galère sur scène di scène seen buy raaj ci seen brain di bën tàngoor gi de faya poos si kaya 200 francs te leen pëtek ataya système bi embuscade samba sura baale ci ruq def prise d'otage koo limee du buuse meetar ba mukk boo limee ñi laaj bi daani ci dili louche pili pande leen ne xetu douche sànni bande touche ne gelu Grand Yoff ya ni seen deri tilimee fi mooy gaal seen asile dëkku dof ya géero gaa blèche góor yi te gel yi gëmuñ dara xeeb nañu càq lonk njaq ak jara buntu mbaraan la ñuy tëji lijjan tëji ay chaîne 24 kara télé furu fara jël seen turu far yóbbi ci ci mara akuna siri ngara yeah live in memory of all tech niggas who died. Yes, I. Yeah, Fundamental. Season 1. Storytelling. 16 épisodes là. Album Mola Morgan Monek à découvrir en tout cas tout de suite sur King FM. Juste après suñu flash de 14h30 ak suñu rédaction dañuy song li nga xamantene moy suñu live jëmale 16h aujourd'hui dinañ am Mr El Jazz from Medina VS en face to face ak Mola Morgan depuis town bi yes I ki benen artiste la bu bàyyeekoo depuis MOZ nekk benn rappeur xam naa ne affaire yi boo leen ko gënee nand rek dinañ ko invité fii il s'appelle Mr TN mun naa wax ne mooy Dr Dre bu Sénégal mooy produire boppam di def lépp mbaa lépp jàmm am na style am na son am na feeling am na grief am Mr TN from MOZ nigga money or zero, I'm buying never divise. And music fanandaka on veut en mode jet privé. Them niggas dreaming about that big cheese, yeah. Killing on the low, good air that they breathing, smelling like pussy. Kanam yet the geese, feel nyonga jundu, amulaka alme kudu. Joy subak gone, chibit coin be then you yendo. Amulu you Google death, soon you get done chef. Contenero rhymes, soon you could chill sometimes. Puff, pass, dog, the land no trust. Tick tock, chow, time is money, sounds blast. King FM. Come on. What? Allez, 14h28 dans les studios de King FM, première radio digitale du Sénégal. Hélène Faté, fréquence RCNB, la 99.4. Chiwalum Digital, c'est-à-dire Network B, c'est le www.kingfm.sn. Live streaming digital. Ngeen muna seetaan émission bi. À tout de suite le flash de 14h30. Madame l'information xibaar bi. Ki ko nar a tënk ci suñu rédaction kooku Pape Madiakhate Sarr à la présentation.
Du côté de la technique, Walloum Khararegi, ça sera Mr. Amadi. Au niveau digital, Sorna Adja, depuis ce matin avec nous. Merci beaucoup à toute l'équipe. Nous guignons à tout de suite, juste après le flash. Merci de rester scotché connecté. Juste après, on enchaîne en digital avec Mr. Mola Morgan, VSL Jazz, Bultugu Signun Boumedina. À tout de suite. Homie, lost his death, y'all go hammy. The cool, many I we go down a post homie. Big bees, watch your buddy turn the circle. Queen Ella, yeah, I fake super more than yucca. And I said, Blue on the town, we bop with yep, fucker. Yan the guy, Yachle, Yan, you suck here. Jamba leggy, Jamba Johnny. Joke door, while the hammer to you little bitchy. Clip on the ground, hammer, CBG around me. King FM. They give around me, nothing from the road I can't receive. Now, motherfucker, you can breathe. Dame ko ya yet yo, put full of more road guys I miss. Jamuru Empire. Rëccu seen gel, génn seen xel, fëkk der ciel, bul ma sennel, trop de belle-mel, ak plaisir charnel, ba mag ni ma mel, tembil del, ba mag sa motionini, demal ak sa paanu loolu, tegil sa tànk ci mini, ba xam fi sa metti tollu, sa jugement du taw rek du injil, sa téere sa càmmoñ bi ijjil, banga fini Quran indi leneen loo ma mën a indil ma dindi teggil ma loolu dundu ma loolu keepel sa life ba ma life gëna ma jëf booy digle càngaay na fekk nga set defaral sa xol ba yéenay rafet oyofal nga sa yéen bëgg ma sëf bay ma free King FM. La musique c'est nous. Dunduma lolo. Dundal te buy mama life. Mandil say mandi may nan café saf. Coobal say dibi ma teg sama caaf. Li may xoy mosuma ko duma saf. Xamoo ma li ngay wax leeru la feebar na weeru la bañ kumpa wari la société lori la waajibu daloo du nekk fekk weeru la nekkee leen noonu man jëwuma lekkuma ni ñootil sa train de vie dund nañu mot avion quel ça a vie Atia de retour ci suñu émission bien entendu Rap Wolof Mon Raw Atia mun ngeen dugg dès à présent ci live streaming bi ngeen mën a xool kan mooy Mr. Mola Morgan également ngeen mën a découvrir El Jazz ils sont tous les deux déjà ci plateau bi un grand merci à notre rédaction précisément 14h39 Yeah, Sénégal, Sénégal, King FM, première radio digitale. Artiste bi ngeen di déglu mooy Mr. Zoo bu Jamuru Empire nekk artiste boo xamante ne day liggéey également ak Mola Morgan. Rap Wolof Mon Raw G Rap Wolof Mon Raw Dunduma lolo Tegil ma lolo King FM. La musique c'est nous. Allô?
Yes, I. Tout de suite, nous déglu une exclusivité, bon, ça s'appelle Vieux Routier. C'est un titre, bon, bien entendu, Mola Morgan ak ki nga xamantene moy maa ngi ñëw ci titre boobu tout de suite si c'est possible ñu commencer tout de suite émission bi. bul xool li mu am ba bëgg a faat bakkanam yàlla mayewul day amale bul xeeb li nga am bul nanku mukk ñu def la jaam weddi yàlla moom day xaajale moo sàkk asamaan sàkk suuf te amul benn bu mu ci yamale dimbaleel ki nga tane te ngistal yow bu ko ci wane xeebaate ci fi mu gën a bone am du askan alal du gaskan sa doom su bëggee yow nang ko maye say alal tax na ba benn góor mënatu la téye xoolal sëy tey nu muy tàkkee noonu lay fayee aduna moom du naada fii boo amul doo waaja waral liggéeyal teg warante ñi jiitu bañ a xaare war a réer yomb yóbbaale amatul muñ amatul baale man de amaguma. Atia c'est parti mu ngeen dugg ci live bi ubbi nañ tàmbali nañ affaire yi di leen fàttali ne on est ensemble jusqu'à 16h adresse bi c'est le www.kingfm.sn en face de moi j'ai El Jazz from Medina ak Mr Mola Morgan qui est bien entendu présent atia boog ñu jéem a tàmbali ñu ngi ñëwaat ci single bi nga xamante ne Mr Chaka BABS jox nañu ko li bëggee waa diggu doom game yëpp hip hop girls and family big up Lord Alhaji Man yeah Lego Olivier what's up cool Mr El Jazz from Medina yeah dama mën a rap na ma yes bro dama mën a show na ma let's go xam nga ki ma doon booy Medina bi jël sama bopp wér ko ci naa bi wax ma ko fi gën a xew ma fay ko coow lu jeex may maama ne ma doom bu ragal doomu jee laaki jekk chan ñëf la ma ju tànk takku ma téere te du tax ma teg si tànk naa bett fii ñu bëri mel ni baro gambi defi lu fi kenn defi yokku taaru gambi yow seentuma ci kaw mel ni kaal si géej tey ma dëkk ci say nopp dootu ma fa géej tuma mënul rap tey ma dindi jopp ñëpp nangu dama aay ama gën a tigi ma jox la lu am bit bu mel ni rimbi fekk mel la man bu toog xiif ma jox ko kilo di bi fayul ku la tufli nooyal ama tufe bitch démb mën nga fawoon xamante ne suñu mafia bi ku ci bokkul yow noo def ma coow la Medina ma écurie te man la seen tête de fil déglu ma si rajo seetaan ma si télé yi histoire la écrire u teg booy télé yi nga ni mbooloo sama ginnaaw benn mango junni wañ jaasi naaj bi su ma génnee benn bidéo dootul feeñ yow jëloon sama temps léegi I'm back maa am sama teen duma xar back moo fi ne El Jazz moo fi ne na leen El Jazz moo fi El Jazz u nit dafa rax booy KMT waxal ak gars yi ñu xale ma def lu ba cax booy lépp lu ñu tafi ma fu ma joué concert day jax booy ma dëkk Medina booy géro man yaakaaru Medina laaya ma def lu weex tàlleen ni laaya ma xaddi si neeva man damay dem kenn du ma téye xoole ma bale gën tey ma ñëppati xoon yi ñu foogoon ne El Jazz dina seen yaakaar na tas foog ma ennemi jooy gi soppa yi reeta ndax beeg yeah jëloon sama temps léegi I'm back moom sama teen du ma xar back oh du ma xar back ma fi ne El Jazz ma fi ne na leen El Jazz ma fi King FM. Hey, I'm back. Oh, do my car back. Muffin, El Jazz muffin, na leen El Jazz muffin, hey, El Jazz muffin, King FM muffin, hey, Oli B movie hey, Mola Morgan movie hey, Jazz yeah, El Jazz El Jazz Olivier say El Jazz yeah, El Jazz what's up what El Jazz Medina El Jazz
what's up El Jazz King FM El Jazz rim yu dàkk si rap ngay seen moo ngi si jazz El Jazz ni lu dàkk si gel xool ko moo ngi ci taat El Jazz soo te daalee mar noo def gént naan El Jazz def la loo dul fàtte sa life ni sa dëju maam El Jazz te sa guddi ba niru ay junni El Jazz te la guddi 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 vetu raak El Jazz ñëwal song ñu raak boo ñemee sukuraat El waaye Jazz tam mun nga jégalu bit ci fa nga sukuraat El Jazz ne nga am nga kersa waaye rusoo def lu bon El Jazz munoo def lu baax soo amee xel ak xol gu bon El Jazz come ñu on ràññee nañ la ni police xetu bon El Jazz non duñ la firil jam te mun la raj ak ballu gon El Jazz duñu xaritoo kenn def ñëpp ennemi ñaf seen bàyyi ñu benn nit El Jazz never négocier bu yaboo soxna coow li baal El Jazz xanaa déggoo Medina la versus eri baal El Jazz taaru mbind bi gindi rappeur yu cuune yi El Jazz def lu mag ay mag lañ uteeg gune yi El Jazz kaddu yu am doole ëpp solo baat bu fort El Jazz xeetu El bon Jazz ni lay demee ni fii lay xewee El fii Jazz succès du ñu soppi mukk def ñu benn nit rap ni arabe yi des fois comme français du you wanna know me bàyyi soo avancé yéen a ngi baax maa ngi baax El Jazz leer na naa léegi El Jazz Yeah. introducing El Jazz Olivier. rap wolof moo raw El Jazz Hey, King Olivier. FM la El Olivier. Jazz what El Olivier. Jazz ha Mora Morgan El Jazz ci rap wolof moo raw yes I this the introducing hey di leen wax ne ñu ngi jëm ba 16h connecté wu leen dugg leen it's hot shit yeah come on Jazz moo la bu dee ko KL tuddee ko real nigga bu jekko mic bi lu wee ko yéem pako jokko jomal di jekko xandal bi di represent sama time ah my brother Samir what's up Alwan what's up Rambo Jazz yo live streaming digital Ibulo yeah mujj na décidé dem ba décédé Ibulo kaw bëgg a résider réaliser ses idées Ibulo come on mujj na décidé dem ba décédé Ibulo kaw bëgg a résider réaliser ses idées bëgg na am bulo xëy xonet xobet di warut fu mu tekkee bàyyi ma màgget laage di doxe bekke te balaa dee la daña na fekke fu mu tekkee Ibulo taw koñ bi wëri ji kaañ bi samba sura baale yaa ngi try lu mu graay try bañ a kraay xëcc mu të réew mi dafa hë Ibulo laaj na ba xam daa sangu sabe pray bilaay bi sobe mosto high ñokket fly ne fii bye Ibulo am na mbaaxu tëmb ci laaxu wet na wet wàcc waaxu fekk kër ga ne tekk muñ muuru toogin gu jekk mu jekki-jekki teew laaj lu fi xew luñ ko xamal mooy booy yamal sa baay mujj na la fee bàyyi sa baay far naa lekk lu ko dese woon kus néew ci fan sànq ci ngoon la puus nekk néew ci lu du safaan jommi jonkon di door di dàq sigil di gaali door dàq ci misaal Ebola mujj na décidé dem ba décédé Ebola kaw la bëgg a résider réaliser ses idées Ebola mujj na décidé dem ba décédé Ebola kaw la bëgg a résider réaliser ses idées King FM ci miiras laaj paas Ibulo gëmloo bulo suul bukki sulli bukki tukki bala fukki guddi laaj na ko peep ne ko bul ma xeeb gis nga man mii maa la mën a meeb ak samay pexe dina fexe lu la dugal nga tukki texe Ibulo jukki jox ko blé bi dafa bëgg a tukki gàddaay génn blé bi daxaar ba maar far kër mu wër réer ko mbër jublan la ko seqal ñumte la ko sexal mu jooy ko fandal àddina dar ko nandal bu fagaru ubati liggéenti dajati ay passeport visa yoon yosa Ibulo embarquement aéroport yéeg ci picc mi go ne xogg liku di way caapa ñaama piscine ni ko bu yeggee ci empreinte digitale ak kalaama lañ ko kalaame fas ko di portal Ibulo Morgan menate mënul tee ba daw dellu dalu Sénégal Ibulo ci avion charter comprimé piqûre mu nalaw
ne salaw mani militaire la tero réew teranga di miir Ibula Ibula mujj na décidé damba décédé Ibula Kaalo bëgg a résider réaliser ses idées Ibula mujj na décidé damba décédé Ibula Kaalo bëgg a résider réaliser ses idées tayla lal abbu ñagas lépp ma lal kolo wut alal wóoru yoonu tukki Ibula bu mën a garabu tubaab bi ba mu gërëm bu yeggee yónnee koy dërëm kaw na takk giri dawul coow wiri dali ci giri tàggu askan tay la bakkan barsax na dee ci lu dul dagan Ibula ngi meeg mani jaayante dugg Maroc seen Europe door maag to tàggatoo fay doo dugg bato yàlla buñ ko roob Ibula direction Espagne waral li wër sëgam lay dàqanteel ban mel ni rali mu jaarante door dàqee ngir leeral li Ibula nga koy di listixaar tarinat saar tuf li raay na yàlla na ko yàlla aar bisimilaay ba ko bay départ musiba naaru laay Ibula ku xam ba xam jot na yegg keroog lañ ko gëj a dégg ku ko gis mun nga woote ci numéro bi boobu ba léegi ñu ngi wër Ibula yes sir yaayam nekkul ci jàmm papaam nekkul ci jàmm xamuñu ba xam yegg na xamuñu ba xam ci géej gi la des waaw Oli jàppaleel paa bi mu xam fu Ibula nekk nag wala boog numéro bi 88 la 628 99 90 képp ku ci bëgg a participer ñu ngi lay xaar nga dugg si dina am solo torop suma gars yi salaamaaleykum fi may tàmbalee mooy Mollah Morgun balaa ñoo nuyoo raconté ñu histoire Ibula bi waaw Ibula en fait benn waay la boo xam dafa rêvé woon tukki quoi mais jaar-jaaram nag en fait papaam dafa nekkoon màgget waaw mu amoon envie xam nga dem parce que moom mooy taaw bi pour am dara indi ci kër gi donc mu def na lu nekk en fait fay na nit waaw mu fayal ko embarquement et tout mu dem xam nga mais kayitu jàmbur bu mu yore woon en fait kooku yàgg na ci kaaw bi non bu ñu ko laajee comment t'appelles-tu mu ne Ibula xam nga léegi nag bon après ñi koy làkk français déggul français xamul lu gars yi di ñu xam ne kii moomul kayit yi gars yi tax ko xam nga takk ko ba mu dëgër teg ko ci avion yi dóor ko comprimé piqûre mu miir commencé nelaw ñu delloo ko fii réew teranga quoi mu commencé waat léegi bon après mu ñëwee fekk paa bi gaañu donc mu jël ci xaalis miraas bi xam nga di lijjanti quoi après nag des fois marabu yi dóor ko ay àll xam nga mu mujjul dem donc noonu la doon def di dof ba mujj dugg ci benn bateau quoi donc mu fay après waa gars yi war ko yóbbu depuis boobu nag boobu lañ gëj ko dégg boobu lañ ko gëj a gis kenn xamul fu mu ne moom daal dañ Ibula mujj na décidé dem mbaa décédé est-ce que parce que moom nee na moom Sénégal merci quoi dem mbaa décédé Ibula kaaw la bëgg a résider réaliser ses idées moom daal kaaw la gis ndeysaan waaw voilà quoi donc ça part de l'immigration clandestine xam nga bon gars yi lu mu leen jaral di dugg ci ci jaar ci gaal gi di jaar ci géej yi tu vois di jaar ci désert bi ay millions et des millions d'Africains di ci dee xam nga est-ce que jar na ko quoi. doy na waar en tout cas ki ngeen di dégg nii mooy Mollah Morgun di ko dalal ak jàmm fii ci King FM première radio digitale du Sénégal projet mu ngi tudd Fondamental c'est un film sous forme audio mu ngi tudd saison 1 am 16 épisodes mooy album bi nga xamante ne génnee na ko il y a déjà à peu près 1 an c'est un album à découvrir avec plus de 18 titres yoo xamante ne c'est très sympathique Mollah Morgun nekk ex membre kër gi Mollah ma bëggoon nga waxanteeg sénégalais yi am loo bàyyi seen loxo ak seen nopp jaaraat tuuti ci parcours bi pour ñi nga xamante ne xam nañ la mais ñi la xamul gën a nand kan mooy Mollah Morgun parce que dañ koy dégg souvent nga xaw a gën a éclairer tuuti gars yi et puis présenter sa bopp Mollah. Je m'appelle mon vrai nom c'est Mouhamadou Niass. Me tudd Mollah Morgun, j'ai débuté le rap ça fait presque 25 ans ou 20 ans 20 et quelques quoi. Donc romb na 20 ans yi dem quoi. Donc ma xamoon benn gars bi ñu naan Son ñu naan Omar Ba Johnny Maneba. ñu bokkoon benn gaale donc foofu laa commencé di fooye ay rimes quoi. Donc ça fait presque 25 ans. Et après bu ma jógee foofu noonu ma décidé woon ay 93.
ne damay dugg complètement ci rap bi quoi carrément mu commencé di bind ay rimes ndànk-ndànk. donc ay 97 l'UNES l'Union nationale des élèves du Sénégal. jamono yooyu grève bi ñu naan ay année blanche la du doon année blanche. donc man ci laa rencontré le groupe Kër gi par le biais de leur grand frère qui s'appelait Tanor. donc moom ma présenté woon Kilifeu. à travers lui ñu ma leen di fréquenter ñi dem naan Thiayen taxawal bon bu may ñëw nag ci lañ doog a tàmbalee ñu ma fait quoi ils avaient 4 ou 5 maquettes maximum quoi. maquettes quoi. donc depuis boobu ba suñ jamono yàlla tey ba bu ma fay jógee. ñun ñoo nekkoon. donc après ma participé ci benn seen album parce que boobu moment boobu noonu j'avais pas voulu man bu may ñëw en fait il y avait Kilifeu Taw Thiat. j'étais là-bas du début et puis benn moment un instant may ànd ak ñoom ils ont ñu proposé ma de rester dans le groupe quoi. gars yi teel dañ dugg si de. yes ay ñu jël leen rek. waaw. Acha allo. waaw delluwaat na Acha. bismillah. en fait après ñu créé benn mouvement benn gang bu tudd Mokk Doom Connect Gang. Mokk Doom Connect Gang loolu lañ créé woon. après mu nekk man ak Kilifeu ak Thiat. donc Taaw moom dafa mujjee bàyyi. en fait après ñu jël beneen gang bi naan Sega Soul. waaw moom ma doon woy noonu lu xaaj yi di borom baat bu dee bi quoi. donc ñu créé kii bi ci lañ ñëwee fii nii. waaw def préparé benn album moom mooy Liram. mooy deuxième album kër gi. d'accord donc ma participé ci quoi. premier bi fa la ma fekk mais doon naa participer ci idée kese quoi. doon joxe ay idée et tout ça ñu joobandoo ko. deuxième bi ça s'appelait Liram. donc ma participé ci benn sound bu tudd mission bi. ok donc créé. jab bi mooy hip hop Dakar maa da fukki temps wërngal jokkoo ne boogie down jël. tu vois affaire c'était trop technique et puis bon voilà c'est la ma sénégalais yi commencé découvrir ni waaw mais booy bi kan la booy gaañ bi non mais waa ji ni muy rabee non kii tu vois et puis dama sañoon quoi ñëw fekk lu daj ni hip hop Dakar ma leen hip hop Dakar maa da mënu leen rap quoi yéen xamul ba pare indi technique indi ay flow tu vois ba pare maîtriser hip hop bi quand je parle de boogie down record boobu rap bi bëriwul ñu ci gëstu ba foofu quoi tu vois. après bon buñ paree loolu noonu nit yi ñoo réclamer Kaolack quoi ñoo réclamer ni ma participe ma bokk ci groupe bi par force quoi. par A ou B da nga ci war a bokk parce que man j'étais underground bëggumoon ñu xam ma man en fait lii woon doon sama choix quoi sénégalais xam ma découvrir man dama bëggoon nekk racine garab gi saa garab lu muy réeree yëpp ay racine ko téye. man dama musa bëgg a doon racine garabu hip hop sénégalais bi mais pas ñu xam ma. donc loolu laa musa œuvrer. donc à un moment donné ñoom les Kaolack quoi ñoo ko réclamer ne il faut que ma bokk. donc après gars ne ma mais pourquoi pas vas-y gars dañ la soxla ma ñëw bokk. ñoom ils sortaient les albums tous les 2 ans. après man ma ne leen non un album ça se prépare pour 4 ans quoi. un album pour wër musique pour wër rhymes pour wër ay technique loolu dafay laaj temps du ay 2 ans lañ koy def et puis depuis lors entre Liram ak No Condoléances ça a fait 4 ans. de préparation mu génn boom explosé meilleur album de l'année meilleure vente blabla dem dikk coow li commencé et puis après xam nga rek starisme bi dugg star mania bi maani bi dugg coow li bari après man décidé génn ma ci laa génnee quoi. depuis boobu maa ngi ci sama carrière solo quoi. très bien tey dinañ waxtaanee carrière solo bi mu nekk mbégte en tout cas El Jazz mooy nekk artiste bi nga xamante ne moom nga seqal plateau bi tey El Jazz mu nekk un grand plaisir El Jazz di la recevoir fii nga accepté invitation bi man ça fait depuis 2013 laa lay suivre El Jazz nga nekk quand même rappeur boo xamante ne am nga style am sa public et puis am sa projet am say son depuis 2013 ngay dox sa dox nànk bëggoon naa tuuti déjà nga nuyoog auditeur ak internautes yi ñuy seetaan ak di ñu déglu et puis nga wax tuuti un peu peut-être gars yi jaar bi fu El Jazz soxe ko ak lu ko dugal ci hip hop ba muy représenter Médina. Salaamaaleykum avant tout permettez-moi de vous remercier Olivier. di remercier tamit sama mag. Mola Morgan. di jéggalu di baalu ak képp koo xam ne. di jéggalu di baalu ak képp koo xam ne yaa ngi ñuy déglu instant bi ci King FM 99.4. di leen wax tamit ñu baal ma ak tamit ci weeru koor weer bu màgg bu sell bii ñu nekk. di nuyu ñëpp daal asalaamaaleykum. bon El Jazz comme ni nga ko waxee la rek benn jeune rappeur la nekk dëkk Médina juddoo màggee fa yaroo fa dëgg la jaar naa un peu partout mais bon. comme ni nga ko waxee depuis ay 2013. 2012 laa débuté. mais temps yooyu mun naa wax
gënoon naa nekk xale parce que dama ci teel a dugg. ok après dem ba ci biir ma def benn stand by boo xam ne maa ngi ko def 2014 2015. 2016 2017 laa ñëwaat. xam nga bu ma ñëwaatee njëriñu stand by bi gis naa ko. parce que sama àdduna demoon na ba benn instant xamoon naa ne musique rek laa mooy sama passion quoi. mooy comme lu tubaab di wax soo bëggee liggéey temps bu bëri da ngay tànn liggéey boo bëgg. xam nga léegi moo tax ma ne comme boog musique laa bëgg te saa su ma si nekkee mën naa ci nekk 12 heures de temps du ma yëg sax heure bu jot. xam nga donc pourquoi pas ma def ko job après moo tax ma def stand by. oh teg nga maa jox son boobu. non yeggalil non soo ma ko joxee peut-être après dinaa gën a mën a exprimer. di nga gën a mën a explain yourself. en tout cas man artiste boo xamante ne dama apprécier stand by boobu dinañ ci ñëwaat jaaxaloon na ma tuuti. mais comme tu dis des fois peut-être faut mieux reculer pour mieux sauter. donc mun naa ko understand léegi baal ñu dugg ci motivation. son bi noonu la tudd motivation gis naa ne bi ma lay wax invitation bi da nga ma ne man rap rek laa bëgg a def gëj naa dugg émission boo xam ne dama nar a dem pour rhyme waaw d'accord on écoute ce titre après ñu dellu si ci waxtaan gi. ok en exclusivité. yeah. King FM. El Jazz. ñu fekkee démb ba may soog a door mat nañ ma seede tartar yu tegaloo mu metti lool taxul ma seede dama ko yàgg gëm hip hop bi naa ci percé job ba xel bi dis ganna di nga ko xam soo ma peese yàgg def si rap jot na rap bi def si man lu ma mënti am si rap mérite la du ma bett man ñaata clip ñaata concert laa teg du doon pertement booy succès baa ngi ñëw échec su amoon mu bett ma su dee ñàkk jëruñu dëgg la dinaa fay si lóor wër naa fépp teewal métzu nga ciy teg sa bët bu mu la bett soo gisee fu ma wootee ñu feesal ko à part man turu rappeur boo gis si mur yi effacé ko hey yo hey day tar ñu gën a jàpp du ñu mës a taay tant que ndam li ñëwul fii du ñu mës a bàyyi no El Jazz baal ma allo allo waaw salaamaaleykum allo waaw ñu ngi lay dégg de yaa ngi en direct ci King FM waaw da nga bëggoon dugg ma ne kan nga soxla woon wala lan nga soxla woon Pape Cheikh Diallo allo waaw Pape Cheikh Diallo nga soxla waa léegi da ngay woote waat guddi woote waatal guddi incha allah dina baax boo woote waatee guddi dina fi nekk bu si kanamee incha allah ok jërëjëf. El Jazz put it up back again. maa ngi jégalu El Jazz. xam rek dama foogoon ne suñuy client la. ñu fekkee démb ba may soog a door mat nañ ma seede tartar yu tegaloo mu metti lool taxul ma sedde dama ko yàgg gëm hip hop bi naa ci percé job ba xel bi dis ganna di nga ko xam soo ma peese yàgg def si rap jot na rap bi def si man lu ma mënti am si rap mérite la du ma bett man ñaata clip ñaata concert laa teg du doon pertement succès baa ngi ñëw échec su amoon mu bett ma su dee ñàkk jëriñu dëgg la dinaa fay si loor wër naa fépp teewal métzu nga ciy teg sa bët bum la bett soo gisee fu ma wootee ñu feesal ko à part man turu rappeur boo gis ci mur yi effacé ko hey 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 day tar ñu gën a jàpp du ñu mës a taay tant que ndam li ñëwul fii du ñu mës a bàyyi King FM hey pare nañu ngir tekk ñun doo ñu tere tàkk am nañ fulla ñàkk fay bi jeex na ci tàkk yaa évolution saa su ne El Jazz bu démb utek ak bu tey yoon bi tar ni def tànku neen di dox ci kaw xottu bu tey bu may rap du tey yaa ko tey bind bi daa rafet nànk rek dinaa fi yàkkatee nga teg sa MC à côté kuy seet si man yar di nga ko gis ni bul ci taabal bi yar ku Bamba yar mënul bokk ak ku mbedd bi yar mën naa la tari saar alxuraan rek a fees si man taalibe Serigne Bamba benn yoon laay tooy jikko si ma aj niveau maximum yaa ma mën mooy yaa mag sa maam El Jazz du mag si jëm magum xel la xam-xam fees si man will be the best man du ma si gën I don't trust man job rek a fës si man ni Chris si baltala ngay gis si man ñu si yàgg jàpp noo du ma leen teg toor foog ma tàngal gem bi seddal seen xool yërëm samay xarit yu ma def noon setaanal léegi yàlla àtte ma ak ñoom hey 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 day tar ñu gën a jàpp du ñu mës a taay tànk ndam li ñëwal fii du ñu mës a bàyyi no come on hey pare nañu ngir tekki ñun doo ñu tere tàkk am nañ fulla ñàkk fayda bi jeex na fi tàkk yow
yeah big up ñoo xam ne sonn nañ si El Jazz sa njëlbeen ba tey maa ngi big up ñëpp fàttewuma kenn ku si mës a jàpp même bu dee benn yoon aw ma seen fay mais bon incha allah yokk cere dool yi ñeex lépp li ngeen seen si man di ngeen gis lu sut seen jot Medina wëssë gëng ey King FM ey day tar ñu gën a jàpp duñu mës a taay tànk ndam li ñëwul fii duñu mës a baay no ey ey pare nañu ngir tekk ñun dooñu tere tàkk am nañ fulla ñàkk fayda bi jeex na fi tàkk yow ey Jéggi Raay record kefi wëssë Karu Njaay wëssë Wali Ba wëssë Paate Njaay Gadel Fall wëssë Papa Njaay. Très bien, Mr. El Jazz, nice na trop. Après c'est nañ gars yi ngi commenté di apprécier morceau bi. El Jazz nga ne da nga teg benn pause de quelques années, c'est-à-dire 2 à 3 ans. Est-ce que c'est dû au problème peut-être familial wala da nga dem ba musique génne la couleur wala da nga dem ba peut-être niveau hip-hop bi xawoon wàcc lan moo causé le fait que nga décidé en tant qu'artiste def pause ci sa carrière musicale? Bon xam nga fi ni ku nekk ak sa jaar-jaar quoi tamit yàlla mooy programme lépp ni ku nekk fi nga war a jaar da nga fay jaar parce que yàlla mooy teg yenn nattu yi. parce que mënoon naa fi wax jugoon naa fi comme ni ko olof yi di waxee jugu beñe boo xam ne ñu yàgg suivre hip hop Galsen xamoon nañ ci dara xam nga jékki-jékki woon naa rek 2013 2014 explosé di jouer ci concert yu mag bu ne. xam nga di dem ci télé yëpp di dem ci rajo yëpp. xam nga léegi nag yàlla indi ay nattu quoi laa mun a wax. yoo xam ne dama ko accepté. li may gën a màgg ma xam ne lii moo gënoon ci man parce que peut-être tamit nattu yooyu noonu bu ñëwul woon. du xel boobu noonu laay continuer yor. niveau boobu noonu laay continuer yor mais loolu moo ñëw xam nga moo ma defar quoi moo tax ma nekk mag. xam nga voilà man nag comme boog nag léegi àdduna nii la demee léegi pourquoi pas nag nga xam ne lii laa décidé def. ma tëju. xam nga liggéey ci côté yëpp. def ay répétition def ay lecture. xam nga jàng ay technique déglu façon musique yëpp yaa ngi comprendre. voilà moo tax nag ma def stand by bi pour après nekk ci niveau boo xam ne bëgg naa yegg niveau boobu de toute façon niveau boobu sax gëm naa ne yegg naa fa parce que bëgg naa dépasser fu ma toll quoi tamit xam nga mais alhamdulilah ba gis naa amélioration bu mag a mag. En tout cas man gis naa ne génne nga benn single fan yi bu tudd Baay la ñu wax. avant boobu jot nga ñu fi jox tabaarakallahu. jàpp nañ bu dugg si ñun. donc on voit que nank yaa ngi tegaat jéego yi mais quand même assez efficacement puisque jàpp nañ plus de à peu près 5 titres yoo yore actuellement. est-ce que mën nañ jàpp ne koor gi bu jeexee c'est-à-dire d'ici une dizaine de jours. mois de juin juillet ñu dugg ci été bi on sait qu'il y a beaucoup d'événements. beaucoup de choses qui se passent est-ce que mën nañ xalaat nga génne benn maxi wala benn EP wala benn album pour ces grandes vacances? Bon comme ni nga ko waxee heure yi nii son manqué wu fi. parce que tey su jékki-jékki woon benn producteur bu mag ñëw nee ma album laa bëgg génne. mën naa la proposer benn 50 sons yoo xam ne. et pourquoi ne pas te produire yow sa bopp comme monde bi ni muy doxee actuellement par exemple da ngay gis Mollah bi nekk sa wet. dinaa ci ñëw bu si kanamee am na structure am. am na label am il se produit tout seul pourquoi tu ne veux pas te lancer ci challenge boobu yow kese. foofu laay ñëw parce que exemple laa bëgg joxe juste côté son yi. quoi waaw parce que tey dama la comme benn producteur bu mag bu ñëwoon nee ma daf mu tegal ma dara nee ma album laa bëgg ci yow. mën naa ko tegal 50 sons nee ko ci son yi tànn ci 10 sons wala 15 sons yoo bëgg. pour sa album. yaa ngi comprendre maanaam pour côté son foofu pare nañ. mais beneen côté bi c'est juste que bu ñu defee stand by partie stand by bi nekkul côté artiste rek lañ doon jàng ñi ngi doon jàng tamit côté plan de carrière. bu ñu ñëwaatee ban façon plan de carrière lañ bëgg a teg. boobu nag moo tax profité wu ñu génnee son yu bëri dañuy def nànk step by step. parce que boo xoolee bu ñu ñëwee comeback ba tey def nañ Miami. jóge fa def Saraba. jóge fa def Sorano. jógewaat Sorano delluwaat Saraba te boo xoolee kat yooyu yëpp dafa fees dell quoi tamit xam nga maanaam ñi ngi def suñu affaire nànk-nànk ci suuf. nit ñi ngi ciy jot nànk-nànk. xam nga yàkkamtiwuñu ko quoi. xam nga yàkkamtiwuñu ko dafa am benn objectif boo xam ne moom laa teg sa mbët comme kuy course 100 mètres quoi kuy course 100 mètres ligne d'arrivée bi rek lay teg bëtam du xool ku nekk couloir 7 wala couloir 5.
5 ba xam jege nañ ko ñu ngi koy xool Usain Bolt buy daw day concentré wu ci objectif yi. instant yi nag niveau boobu laa toll quoi. d'accord Mollah est-ce que El Jazz xam naa ne non seulement fii rappeurs yëpp ay xamante ngeen bokk game bi lan nga ma mun a wax tuuti ci El Jazz est-ce que tu le connais noo gisee musique am yow Mollah Morgun. El Jazz en fait mbokk lañ quoi. ok sama cousin la. d'accord ay mbokk yu jegante lañ quoi. donc yàgg naa ko en fait xam ci bu muy débuté xamal nañ ma ni am nga sa cousin buy rap quoi. donc wax ma ko en fait ci vrai turam sax lañ ma waxoon mais xaw ma woon après laa xam ni nekkate El Jazz. moom mooy El Jazz. ok donc après nag ci laa ko commencé di bàyyi xel mais je vois que comme nu mu ko waxee c'est the newcomer by surprise la quoi mooy un nouveau venu boo xam ni par surprise quoi. mu nekk koo xam ni ku bëgg lu muy def la ku gëm lu muy def la et puis quand tu regardes boo dégloo lu muy def da nga xam ni en fait jombalewul boppam mën-mën bi quoi. rap c'est pas extraordinaire. quand tu y mets et puis ça passe quoi tu vois. moom nag mi ngi ci joxe énergie mi ngi ciy joxe am na talent. donc loolu laa gis xam ni bon mën na dem fa sori quoi léegi nag côté bu mu wax noonu c'est hyper intéressant. c'est-à-dire nit ki booy daw tamit aussi. sometimes da ngay def benn rétrospection. xool fu nga jógee. ak fu nga toll ak fan nga jëm. un rappeur bu ne ñun dañ ko doon wooyee dugg underground. da ngay gis benn rappeur boo xam ni day toog ba benn moment mu réer. donc plus de 2 ans mu ñëwaat ñu ne la booy foo neew nga noonu dama duggoon underground. mooy dama duggoon di xoolaat. xëlwa tu vois di xoolaat bagages yi di xoolaat sa entourage parce que boo nee bëreet jóg ci quartier. jàppal ni rabu quartier bi rappeur quartier bi nga ñu lay àndal yëpp ñii dañuy bëgg ànd ak yow concert di dem pour dugg di génn. moom am na mbooloo trop en tout cas. voilà léegi nag début bi loolu la. début laa la wax parce que dañ ne di microcosme au macrocosme. microcosme bi mooy sa biir kër bi ngay tàmbalee. dina am ñaar wala ñett yu la ci neex. ñu yoo xam ne da nga leen di neex quoi. nga génn sa koñ tu vois di rap. ñu jàpp ni mouvement affaire nawetaan la da nga gis ñu bëri ñu ñëw. waa El Jazz la non El Jazz laa wax affaire bi commencé di gën a sérieux di gën a metti di gën a sérieux nga gis gars yi di lâché ndànk-ndànk na ndakate ne affaire bi du woon foo kese. ndakate affaire am na coono. tu vois gars yi di bàyyi ku nekk di wuti leneen. léegi ba demee ba fin bi di nga gis ni ñi ñooy socle bi ñi ñooy en fait noyau dur bi. ñooñu ngay liggéeyal ñeeg booy liggéey ak ñoom tam il faut tenir ñu ngeen tenirante ay langage de vérité. c'est-à-dire ñu lay wax raay. ñu la rusee dara. tu vois ñun dañ doon rab wàcc ñun kër gi xaadim benn gaayan bu naan xaadim Rasul Ndiaye ne waaye defu leen fi dara boo deen mu rusloo fu ma fi déçu boo xoolal dañuy rab ba pare pourtant dañuy xam ne def nañ nice mais moom musuñu apprécier musuñu accepter doyu ko tu vois parce que nee na xam ne lan moo nekk ci ñun réellement te loolu kooku daf ñu doon pousser à ce que ñuy liggéey am na ñu fa newoon nag tey jii di ñu tagg doon ñu gi après gisatuñu leen ñëpp a daw tu vois parce que affaire bi loolu la et puis au-delà même de structure bi. il faut que tamit ngeen gëm ni li ngeen di def nii da ngeen ci war a gagner maan yi. parce que El Jazz. tu vois am na fu mu juddoo am na ay possibilités. man xam naa ko quoi. am na ay possibilités yoo xam ne tey jii mën nañ gis El Jazz mu yore ay millions te du ko jaarale ci musique man pour man xam naa ne El Jazz mooy def ci musique mais musique deful ci El Jazz. dëgg la tu vois dëgg la donc tey jii boo xamee boo jëlee dara ba def ko lu sérieux rek fexeel di ci make money. maanaam mu jox la alal parce que début bi bëgg-bëgg la mais bu ñu demee ba ci biir bu si ki mi ñuuloo nii day weex. tu vois 25 ans bii di rap day doon 45 ans. 45 ans bi papaam moom léegi day am 70 ans wala 80 wala 90. kooku day retraité yow yaa fa war a wàcce ceeb ba yaa fa war a wàcce ndox ma yaa fa war a wàcce fay courant ba yaa war a siggil say waajur yaa war a yóbbu màkka. donc loolu noonu du ay ambition dafa neex nii dafa neex donc il faut que ngeen teg du sérieux quoi. sinon tamit tôt ou tard comme ni ko rappeurs sénégalais jàppee rek. mu dëgër nga dem lijjanti leneen. mais Mollah yow sa label nu mu tudd actuellement. sama label de production sama label ça s'appelle Wëndëng Challenger. Wëndëng Challenger. Wëndëng Challenger. Oxoroxo. waaw wëndëng ça vient du mot wëndaalu. wëndaalu. kuy wëndaalu. wëndëng nga. man dëkkuma fenn. waaw dégg nañ ma Tamba dégg nañ ma Kaolack. am nga sax ci album bi son bu tudd Wëndëng Boy. voilà Wëndëng Boy. donc man Wëndëng Boy la. ok damay wëndaalu rek. Oxoroxo man citoyen du monde Oxoroxo mooy l'œil rouge. wëndëng nag moom du nalaw. bët bi day xonk foo ko fekk. de noctan la quoi. noctan la bët bi day xonk donc ñun dañuy nok di wër live bi léegi da am nañ challenge c'est-à-dire challenge bi moom mooy dañ bëgg a jëlee ci ñàkk ba am dara ci sañu tànk parce que dañ ne pëndum tànk gën pëndum taat ñun nag pëndum tànk bi lañ jël maanaam di wër rek di wër di ko lijjanti ji
d'accord loolu mooy Wëndëng challenge. mais fi ñu nekk nii Wëndëng challenge ban artiste la ñu signé gum est-ce que c'est loo xamante ne officiel la. wala c'est juste informel wala projet yi teg la yuy ñëw. kan moo gën a gum. et puis lu tax El Jazz mi nga xamante ne sa famille la Wëndëng ak Roxo dugguñu ko production moom par exemple. non mais si bëgg nañ ko c'est que. waaw Jazz est-ce que xamoon nga Wëndëng ak Roxo yow. maa ngi koy soog a dégg. yaa ngi réer te nice quoi j'aime bien parce que nekk na tur boo xam ne tey boo ko yóbbee ci tubaab yi. day am dara suñu yëf la quoi tamit xam nga. doo dem foofu naan leen diw record da ngay ñëw nga wax loo xam ne suñu langage la quoi. for real like that. bon comme ni nga ko waxee rek quoi. en fait nous c'est pas du ay label yi nga xam ni pour wut benn maani ci booy la quoi. affaire de family la. you know Zou c'est un frère à moi un petit frère à moi donc ay Bill Wëndëng c'est beneen booy bu jógee Bignona boo xam ni boo ko gisee presque mën nga gis donc en fait c'est amical quoi c'est amical. képp kuy liggéey ñun ñëpp dañuy jàpp ci idées yi dañuy jàpp ci ay affaires. tu vois ba mu jóg. ba mu jóg quoi donc loolu la du ay label yoo xam ni dafa am benn avocat bu fa toog ak benn xam nga benn genre notaire naan day signé man ma ci idée yooyu noonu ay tour la rek quoi. il faut ngeen teel a démystifier booy ne ay fii signature amul label signé naa ci label loolu mooy ubbi naa sama ngaam wax kooku ubbi ngaamam wax. c'est moral quoi c'est pas écrit c'est du lu tegu ci lu ay base solide quoi. donc comme loolu mun na def ak man ak El Jazz après ñu gisee après bu job dara ma taxaw mu ma ci amee yokk ci buy idée muy alal muy lu mu mën a doon rek quoi ñun noonu la ñuy liggéey en fait. Inch'Allah. waaw mais album bi fondamental clairement marqué na Sénégal c'est un album super nice. nga tegee ko sous forme de film. may fàttali gars yi saison 1 la ñu jàppagum. mooy que ne saison 2 dina ñëw. 16 épisodes la woon. c'est très imagé bu ñuy gis ni ngay bindee dañ koy xalaat comme film nit bu koy déglu sax mun na xalaat ne film la. mais fi ma bëgg a ñëwee itam mooy peut-être. ñu jëm benn son jéem a joxaat gars yi tuuti live. Inch'Allah après continuer suñu waxtaan j'ai beaucoup de questions pour toi Mollah Morgun tey Inch'Allah bu soobee yàlla. ayca. King FM. casque bi. Yo, street bella jam science mba nonga deal bi. Street bella jam science mba nonga deal bi. Street bella jam science mba nonga deal bi. Street bella jam science, street bella jam science, street bella jam science mba nonga deal bi. Street bella jam science mba nonga deal bi. Street bella jam science mba nonga deal bi. Street bella jam science, street bella jam science. Smoke wine, fuck bitch, xeexu gang fanan bitch, kata xaalis never snitch, bad boy ni Will Smith. Mbedd bi di beneen school bu réew sa gaale duñ fi cool. Fii yàq bay xëy ne mes best gin fa cool. Gis positif ak négatif soxtu xat ba négatif Don Za lëkk la dëgg jàmm mën na jékki nekk bi suñu jaar def suñu toolu science duñu xaar waar donte amuñu licence street mbedd mayu jax te zoo comprimé gaawal jënd jaay am bénéfice baa sa comprimé tux on ju dox daw ba lokk loof jigéen jog yor jekki yokk rythme ni ku ñu wentil sa topp ñu maxe ci ban jaax lay street bi jam science defi le mbedd pose ladies yi poche ange jaamu ni moo brenu animaux ñu perte patience tooyal morso ci yo street bella jam science mba nonga deal bi street bella jam science mba nonga deal bi street bella jam science mba nonga deal bi street bella jam science street bella jam science yeah street bi di la jamee science yow mba nonga deal bi bés bu ne mbedd mi wax ak yow street bella jam science street bella jam science dara ci ñun ñoo ngi lijjanti street te amul goon ak dun weesu dóorante dënnu sox pour xam ku mun jaayante science ak réew li si des bàyyi ko kun ñii di réew ñii di beew ñii di jaay di bun ñii di ñoo di Einstein Léopold jama kun ku si jàpp sa som strong du bàyyi kun tey jaay tàng shine jam daake boom ama easy money gangster ku ma ko dégg dem ca laaj ba ma sëkkatal ma dem ci mbedd rëppatal xaaratuma wërsëg lu ma romb fëkk jël déglatuma bullshit dama soxla wecce koccu ne na góor fi ku yorul money bullshit nas di lu gangster duñu ci phone call discret efficace ku juum di nga dem tool cool li jot na foog ma jot ci li ma Mango street bella jam science mba nonga deal bi street bella jam science mba nonga deal bi street bella jam science mba nonga deal bi street bella jam science street bella jam science street bella jam science mba nonga deal bi street bella jam science mba nonga deal bi street bella jam science mba nonga deal bi street
belle jam science, street belle jam science. King FM. Habillé en lock boy, yo tout bay. Alibaba DT. C'est stock rek di rimer en bloc. Nit Dove Killer. Hawado sous my Books and Kumba. Mike sensitive. Thumbs up. Sentences. Living in the Mr. street Zoo. as a messenger. Got love in the street and I'm a head for the street. I'ma represent the street. Rest in peace. Hermano, la calle es muy peligrosa. Aquí se compra, se vende cualquier cosa. Sexo, droga, alcohol, todo tiene su valor. Solo esto prohibido sentir dolor. Buscar la vida, sobrevivir día a día. Luchar por el éxito es la única vía. Bla bla en el barrio, ne goed zeg el evade. Rich se jumbo def gaf di kaart da ngay rebade. Mba no nga deal bi. Yeah, bande amul mucc yow. Mba no nga deal bi. Amul mucc yow. Ayo bodal bi amul mucc yow. Faqat amul mucc yow. Ndib la amul mucc yow. Ñaata niggas ñoo ci dee ci mbedd yow. Rest in peace yow. Yes I. Mbedd yow. Li mooy mbedd. Amul mucc nigga. Amul mucc nigga. Yeah, maa la gën a yiw. King FM. La musique c'est nous. La musique c'est nous. Hey. 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 C'est du vrai new old school or new school. Old to the new. The new to the old. Alright, this is the fusion. Nice. Pull up. Di rap ni géwël. Bit bi tàkk ñi ngi ma géwël. yaa ngi déglu rap wolof moo raw ci King FM 99.4 à tous les samedis 14h 16h rap wolof moo mës a raw rap wolof moo raw only bi. Hey. King FM. Hey. 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 Kef, what's up? Jiggy White record. Ñancho. Leer na nañ. Hey. Di rap ni géwël. Bit bi tàkk ñi ngi ma géwël. Rimi war du mel ni xewal. Melaman bi du ma sewal. No. Man la jazz. Napp sa MC bi ak sama caas. Du ma caat. Sama famille man la caat. xool na gem bi cat ba cat xamuñu gàtt te kenn si ñoom amul cas Medina dañu ma sas seen yaakaar du tas man duma kuy perte bataay tot naa seen bataay walaay sama noonu rakkataay man maay ko ay di rappelu nice di soppi flow ni kàkkataar di ndawal ci togg bi volant ci oto bi band ci kono bi yee sam photo ci panneau bi xamee nga kanam bi tout le temps damay ree déglul dégg xam lu nit yi di wax si yow bul mës wax si ñoom yaa leen gën tax ñuy wax si yow lum lëndëm damay xuus jaal damay xuus jaal lu yàlla dooleel nit mu nu ko tee duñ ma tee bu lijjanti ba leen ñu woo comme que xamoo lu ñu bëgg bu lijjanti ba leen ñu wax comme que xamoo lu ñu bëgg like Pape Diouf kastu as tuut like rap rek nga nangu yoxasul làkkatul wantu balaa tri yàq la nga sànku Alboury man la seen buur maa ngi teg luur ñoo ngi jéngu sentiment bu sa bët flou yow di nga ma dégg ba Moscou dëkkal ci sànni ma kayu man wax bi laa talul dëkk jëf te jamais ma aju yow tëggal ma bàkku ba àgg suuf ka la sut ko sut kooku de maa ko sut bàyyi di ma sosol di yàq de mbési xam nga loo ma tuus defe ya ni mbobatu def nga ma retaan ni booba juuf bañkat laa Lumumba Black Panther Wakanda Madi Ba Mandela Cheikh Anta Sankara nga ne li ñu ne le yeneen elene belene lum lëndëm damay xuus jaar damay xuus jaar lu yàlla dooleel nit mu nu ko tee duñ ma tee bu lijjanti ba leen ñu wax comme que xamoo lu ñu bëgg bu lijjanti ba leen ñu wax bala ñu mbeb comme que xamoo lu ñu bëgg mbeb bu lijjanti ba leen ñu wax bala ñu mbeb lëndëm damay xuus jaar damay xuus jaar lu yàlla dooleel nit mu nu ko tee duñ ma tee bu lijjanti ba leen ñu wax mbeb blah aha mbeb
Extraordinaire, El Jazz, nice not up. En tout cas, ça marque vraiment le grand retour. Il est 15h25, 15h30. Damay amaat sama flash ak sama rédaction. Mais balaa boobu El Jazz Jéggi Raay, qu'est-ce qui fait que El Jazz yaa ngi ma doon wax sànq waxul label. Mais yaa ngi liggéey ak Jéggi Raay. C'est une information confirmée ou pas? Yeah, bien sûr Jéggi Raay fa laa nekkoon avant sama stand-by di fay ñu may joobal son. Waaw après bu ma liggéeyee nag ñëwaat mu bëgg fay ma def prise sama benn son ñu ne ma dañ lay signer quoi. du ci xëj voilà da ngay ñëw ñu produire la sa produit ma ne leen pourquoi pas. D'accord après depuis boobu nag comme ni ko Mollah Morgun waxee rek xam nga ku nekk joxe sa kàddu ay góor la. après ñuy liggéey quoi noonu la demee. D'accord mais actuellement yow ak Jéggi Raay on sait que Jéggi Raay itam c'est un label boo xamante ne ils sont très sérieux référence lañ ci dëkk bi. am na artistes yu bëri yu ñuy téye. yow ak Jéggi Raay fi ñu nekk nii defu leen compromis peut-être pour comme ni ma doon man damay topp toujours ci album bi quoi. Y a rien de prévu très prochainement ak Jéggi Raay ay série de concerts wala je ne sais pas jéem a gën a promouvoir gars yi gën a gis El Jazz. yaa ngi ko doon wax def nga Saraba def nga Sorano def nga tam yeneen date pourquoi pas dugg ci Sénégal bi un petit peu gars yi gën la nand. bon am lépp loo gis rek yoon la quoi tamit comme ni ma la waxee sànq plan de carrière jóge ci 1 dem ci 2 jóge ci 2 dem ci 3 jóge ci 3 dem ci 4 ainsi de suite non comme ni ma la ko waxee sànq rek wax naa la ko def nañ Miami boo xoolee 200 places la 300 jóge fa dem Saraba boo xoolee 600 700 personnes lay jël jóge fa dem Sorano remplir 1200 places yi sànq bu ñu tasee si porte bi am na foo xam ne dee naa la ko yaa ngi ko waaw léegi nag voilà logique boobu nag la ñuy topp nànk parce que man personnellement man artiste bi ak ñi ma wër xam nañ ne affaire yi ñi ngi ñëw nànk bëgguñu sax mu ñëw tuur suñu kan comme ni muy ñëwee nii ne ñëwee noonu rek de toute façon d'ici peu de temps dinañ daj fépp waaw voilà dinañ daj fépp en tout cas lu wër nga wax il est 15h27 xam naa ne peut-être li ñu nar a def mooy bàyyi suñu rédaction ñu jéem a ñëw ci le flash bi ñuy tënk pour 15h30 après ñu dese nañu 30 dernières minutes ñu continuer suñu waxtaan ubbi waat téléphone bi mais rapidement weeru koor lan la leen di inspiré question bi c'est pour vous deux parce que ay musulmans ngeen lan la leen di inspiré moo laa xam naa ne yow ku bëgg diine nga ku bëgg islam lan nga ñu mën a wax rapidement ci weeru koor. waaw weeru koor moom mooy set tey sellal rek. jub tey jubal. tu vois weer boo xam ne la ñu ne comme promotion la rek quoi. ñu gën ci jaamu yàlla ñu gën ci yokku li ñu doon def ci lu baax. et puis di ñaan yàlla ci buñ génnee weeru koor continuer ci niñ mel yàlla saxal ñu ci quoi. incha allah bu ñuy wax musique dafa xaraam est-ce que dëgg la wala. waaw man de sama bos xaraamul nag moom. moom sama bos moom xaw ma bosu kan nag mais man sama bos moom xaraamul sama bos moom. xalal da lay dellu xalal la da lay delloo ci yàlla da lay delloo ci lu baax. da lay delloo ci tegu ci njub. tu vois voilà mooy li may wax mooy xeex ay banditisme xeex ay agression mooy xeex anarchie. mooy gars yi jubal leeral. waaw donc sama musique moom bu dee loolu la moom xaraamul xaw ma nag bosu ñeneen ña xam na ku yóbbu gars yi ci nañ dem ci boîte yi nañ tulli ma rajax ak nañ kottanteeg yooyu moom xanaa boobu laaj ko ñooñu mais man moom waxuma boobu. mais pourtant gars yi dañ koy dóor de. waaw am na yooyu ñooñu ma bu ñu jàkkaaroo yàlla laaj leen rek ne yéen seen bos bi moom ma foo leen ko teg El Jazz tam yaakaar naa ni bosam xalal la. Jazz sa xalaat vite fait. non bon man moom xam nga lu grand bi wax laa wax xam nga boo nekkee si kër moom sa mag bu waxee waroo wax moo tax lu mu wax rek laa wax. ok en tout cas ñu ngi ciy souhaiter un bon courage ci 10 derniers jours yi nga xamante ne moo des peut-être pour Ramadan bi jeex boo leen mënee may sama journaliste boobu di jege si bu mun a toog rek daal di ñu tënkal li nga xamante ne mooy xibaar yi le flash mu ngi tudd Nafi J c'est elle qui sera à la présentation du 15h30 sur King FM 99.4 dina leen ko tënkal ci wàllum nasaraan ak ci wàllum wolof inchallah à la technique Amadi di leen fàttali ci wàllum digital bi c'est le pouvoir des femmes aujourd'hui on a Adja à la technique digitale on revient tout de suite inchallah ci second part bi merci de rester scotché connecté sur King FM. King FM. C'est ça, King FM.
Ok, merci beaucoup Nafissatou Jay pour ce flash bi nga xamantene ci kàllaama nasaraan coach la woon ak li nga xamantene moo doon wolof. Merci également à notre service digital Adja ak ki nga xamantene mooy Amady du côté technique. Ñu dellu si tout de suite ci suñu sujet du jour mu di suñu face to face diggante Mola Morgan ak El Jazz bu Medina. Tout de suite dañuy delluwaat ci li nga xamantene mooy lii. King FM. King FM. lu xew ndiraan bu riiree fu ne li lan la mbew gu jib saa si ne moom mbaa jàmm la dama tëdd tii tëg si sama lal dar sama bopp yuuxu yi may dëkkee génn sama fit wala samay nopp te ma dalu fi ma kalu ma alu daw yee ñi baay jógal baay jógal kër ga boy na say jabar yaa ngay jàppante xuloo xeexoo duuloo te wa neexoo di ko àppante ci xasante xàmmee tuuma dama mujjee muuma bëgg wujjee leen mujjee jaxase lu yàlla xam doy na moo Moussa mooy na dama yéemu di léemu këyit buñ xaati moon turam laa fekk ci suuf defaale lal bi waaye addu leen amu àdduna ku ne ufu alal bi kër ga jaxasoo na fer gu dog tasaaroo waaye du àtte dëgg cëram la asaaloo du mucc ci raxasoo seetaan mucc laxasoo indil kii jàppal kee bàyyil kii bàyyi dafa jommi bàyyi dafa gàddaay ne tay na ci waay indil kii jàppal kee bàyyil kii yeah Mr. Kanaba respect tay na ci waay indil kii jàppal kee bàyyil kii oh yaaka biir kër gi doy na waar xale yaa ngi yàq biir di bàkk taar jaboot gi bañante suy saafara tibbu tànk forkaraw ku ne di xonjom ku ne yokk réew ba rab ñàkk jom mer moom du ma sëgëm si géem ak sëgëm sagan tagon ak sagom sagan ba yanu sagaram di saaga sarga ruli boppam lekk ba rek jaaxaan jiital koll fu mu toll ñi yeyi noppam bàyyi leen sama gaña bàyyi bu ngeen di band ba rek jëw ak rambaaj tanta moom yéen moom da ngeen di caaxaan jàppal kee bàyyil kii bàyyi dafa jommi daw dës dëdd doomi bàyyi dafa gàddaay ne tay na ci waay live and direct kii jàppal kee bàyyil kii bàyyi dafa jommi daw dës dëdd doomi bàyyi dafa gàddaay ne tay na ci waay King FM. Mola Morgan Atelen waay King FM. Atelen. L'album s'appelle Fondamental Season 1 Saison 1 16 épisodes Storytelling Mr. Mola Morgan Wendeng Ojo Watch out now Big up yourself Yeah man Inna the chest Inna the boy Inna the Lord Inna the music Rap Wolof Morrow Rap Wolof Morrow Rap Wolof Morrow Rap Wolof ci King FM Rap Wolof Morrow Rap Wolof Morrow tous les samedis ci King FM Rap Wolof Morrow 14h ba 16h on a Batman mit Heladim yeah every Saturday every weekend Rap Wolof Morrow hey Rap Wolof Morrow comme nu moo leen ëppee karaw King FM.
El Jazz. We flat. What's up? What's up, nigga? ñu musul gëm ni day baax cin baax na xëy na neex yàgg loolu job ni mbaam sëf jël caaxaan tegee ne àdduna nit ku ne am na li ko yàlla may job ba succès fees fidèle ku si manqué le naa ko may di rap loo mësul dégg wala loo mësul gis li ma nar jàmm fis te lu ñuy dem may gën a diis foog ma jot sam bénéfice pas mal de temps la investir tàmbale 2010 ñu bëri ren ji lañ may doog a gis succès caga la day jóge fii jug dem si kee mbato dem sama bos faw mu costé si kay violé rap mi ni gel si guerre jaay ma fay la teew mi teew du kenn laay ruus ku ma jéem a yàqal rek ma wan la réew xamal ku lay xamal moytul ma kuy mer di wax li nga ma defal maa ngi koy dégg fépp mer du waay ñu ma gënoon jege ñoo ma sori taxul ma weet geneel Wally Papa ak Paate Njaay ñoo ngi sama wet luy sa problème sama buzz moo lay merloo naa rap ba gën fi siiw ama ballak si te modloo man joobuma ngir yam ci benn niveau soo gëmee dinaa àggi au top daa fekk juumoo sonn naaf taxul ma bàyyi metti woon na ñu bëri xaddi mais des na ay nit te ba tey ñu ngi fi sa njëlbeen ba tey maa ngi gis lay kara pëch bu kaari waxoon nañ ma yoon bi tar na yombul jaas gar góolul moytul nagul liggéey gëstul xam-xam sàkkul takkul sangul làmmiñ mustul bul mës naagul teg si doonal gaynde dëgg ma jëfe ndigal gis njëriñ xam ni keef wax na dëgg King FM bind lu ma kenn ay texte waaye maa ngi bind ay chèque di wuyoo iPhone X Max S niga dawal Volkswagen Deco potap iOS bitch caché rap bi jëndul sama meewu doom loo ma mënti fay ma gaay yi ñoo koy bokk king la sama quartier medju sama kingdom bette set man ngay seen may teg lu rëy ni King Kong oli bi I'm a real nigga I'm like an he's a real nigga moo la mot gën is a real nigga Wally Ba real nigga King FM we the real niggas yeah we the real niggas hey real niggas real recognize is respect alright check it out émission bi dafa tàmm am loo xamante ne damay bàyyi invité yi ñu waxtaanal seen bopp fi ñu nekk nii peut-être yéen laay bàyyi ngeen posante question wala discutante El Jazz lan nga war a mën a wax moo laa gën lan nga war a mën a waxtaanee El Jazz wala question peut-être boo ko mën a sànni. non man dama xaw a waa ba El Jazz ñëw parce que man ab journaliste bu manqué laar bu rate bàyyi naa leen de yéen a téye antenne bi nii. non bàyyi ma déglu grave. waaw yee bon lu ma koy laaj mooy ban gis-gis la am ci hip hop old school bi ci l'ancienne génération. Good question. Par rapport ak yéen seen génération quoi lan nga gën a gis bu fekkee woo ko jot nga ko déglu. par rapport ak seen génération lan nga ci comparaison lan nga ci gis quoi. bon yàlla def na ni 1996 laa commencé déglu rap. fekk maa ngi am 5 ans. parce que temps yooyu am na texte yu PBS yoo xam ne si laa ko parcourir ba tey. di ko déglu di ko mënoon naa ko quoi yaa ngi comprendre. mais ni ma ko jàngatee mooy hip hop Sénégal problème bi maanaam mag yi am na fu ñu yóbbu rab bi dem ba benn instant. mu am coupure. léegi nag coupure boobu noonu ni ma ko mën a jàngatee mooy jamonoy rapadio xam nga parce que ay ñoom PBS ñoom Daara ji ñoom Pire Face jant bi ñoom ñëpp ñu ngi doon def ay tournée di dem jouer foo xam ne ay milliers de personnes ñoo fay nekk xam nga dem ba si biir parce que dañ doon utiliser suñu instrument quoi dem ba si biir rapadio ñëw guux seen fit yi ñoom ñëpp léegi loolu raar fii boo xoolee tamit si la tournée yi manqué tamit xam nga depuis boobu boo xoolee amul rappeur boo xam ne yaa ngi dem ci festival yu mag ay daara ji si ñu doon dem parce que dañoo dem ba si biir gars yi voilà xof quoi yaa ngi comprendre léegi nag booy ñi ngi jéem a indiwaat loolu nànk-nànk parce que boo xoolee ñi ngi feesal ay stade xam nga am na ñoo xam ne ñi ngi débrouillé wu ñi ngi dem def ay tournée ci Europe bi Akhlou Brick def na ko Dip Doundou Guiss def na ko di leen encourager si loolu maanaam nan laa ko mën a expliquer en gros sax grand yi def nañ li ñu war a def léegi ñun ñoo ci des quoi tamit xam nga ñun daal ñi ngi jéem a def noo xam ne d'ici 10 ans man dinaa taxaw ne
def naa li ci hip hop Sénégal. dinaa am fu ma ko jëlee bëgg naa am fu ma ko jëlee bëgg am fu ma ko yóbbu. Bon est-ce que tu trouves que cette nouvelle génération am nañ benn marque de fabrique li ngi moomal seen bopp loo xam ni. bu ñu leen dégloo nañ xam ne lii ñoom ñoo ko moom comme tey jii au school yi ni nga doon dégloo Pifroise. moom kese la Pifroise kese la. ni nga doon dégloo benn BMG da ngay sentir nii ñoom dañu indi seen marque de fabrique muy Daara J muy PBS. est-ce que new school yi seen génération bi am ngeen seen marque de fabrique bu ngeen moomal seen bopp. boo xam ni boo leen rabee dañ xam ni kii la quoi. peut-être ñun chance boobu lañ ëpp quoi tamit peut-être chance boobu lañ ëpp. parce que tey man yàlla def na ni concert yëpp laay joué yaa ngi comprendre. man su ma demee show of the year. parce que show of the year public bu fa nekk am na lu ñuy bëgg. am na lu ñuy bañ. yaa ngi comprendre su ma demee foofu soo ma sitaanee da ngay ne fii laa mu ne. yaa ngi comprendre su ma jugee foofu Wally Seck daf may invité ci anniversaire am. fait Grand Théâtre invité na ma fa ñaari yoon. su ma demee foofu am naa son pour ñoom. maanaam man dama jàppee ne ndax boo xoolee melomaanu hip hop Sénégal dafa xaw a hypocrite boppam rek la quoi tamit moom pour moom rek nga war a satisfaire te àdduna du noonu melomaan yi dañoo bëri am na ñoo xam ne rab bii lañ bëgg am na ñoo xam ne rab bee am na ñoo xam ne rab bële léegi nag ñun man ñaanuma yàlla am loo xam ne soo ma dégloo tak da ngay xam ne lii El Jazz damay ñaan yàlla parce que fii rab naa fi classique bëgguma am touche quoi tamit te loolu moo nekk ci sama yeneen moroom yi boo xoolee ngaa ko son bu mu def bii game ngaa kaa ko moom ak son bu mu mujjee génnee c'est diamétralement opposé bee trap la bee boo xoolee mbalax trap la xam nga boo xoolee tamit Dip Doundou Guiss day def mbalax trap day def classique day def bu mbeek yaa ngi comprendre maanaam ñun ay mëne fépp lañ quoi tamit voilà beneen bi ma lay mujjee laaj moom mooy pourquoi yéen doo leen engagé sociétalement seen engagement sociétal patriotique ci affaires yi dañu gis bu ñu defee ay marche duñ leen gis bu ñuy xeex duñ leen gis pourquoi doo leen engagé wu sociétalement quoi new school yi quoi non parce que da ngay gis en général ñi ngay topp ñoo ko dul jar quoi tamit xam nga ñu koy topp parce que tey dañ lay woo marche fenn nga dem marche foofu noonu xeex am nga sànnante xeer ñu toj sa bopp nga dem faj sa bopp léegi kooku doon la marche loo kooku jiite affaire yi jaar ci suuf làqatu ci benn kër pare encaissé ay millions dem bàyyi la ngay faj sa bopp léegi loolu moo tax doo nangu ku la sacrifier quoi da ngay muus parce que man benn marche laa mës a def sama àdduna mooy bu ñu caricaturé Serigne Touba boobu marche boobu rek laa mos a def sama àdduna mais mosuma nangu ku ma utiliser si yenn yi quoi. waaw mais pourquoi mun leen ñëw nekk au devant tamit aussi ngeen bañ ko leen jiital quoi mu ngeen nangoo nekk bopp que nangoo nekk genn quoi pourquoi mun leen ñëw kenn teewu leen pour ngeen ñëw taxaw au devant engagé wu et puis aussi seen musique pourquoi seen musique de se engager c'est-à-dire de parler de la politique mais je vois souvent que vous parlez d'amour vous parlez de l'ego tripping. mais moo la est-ce que jamono tolluwul ci loolu tam. non parce que jamono waaw bàyyi mu ñëw non c'est que comme loolu laa lay expliquer man yàlla defar naa sama bopp defar boo xam ne mënoo ma wax lii ci rap wala lii ci rap fekk defuma ko parce que sànq am na benn bit bi ma doon dégg ci suuf boo ma ko mënee jox tamit dina ma neex trop jamono ji waaw voilà nga déglu nag attentivement quoi ok exclusivité rap wala moo raw King FM El Jazz King FM. I'm so beat, what's up? Yeah. Yo, jamono yàqu yaxet lu ñuy dem muy gën a yées musiba balaa bëri bés bu ne mu am bu bees waajur yi démissionné yaratuñu seeni doom sëriñ si bëgg àdduna dàkk laa wutum koom jamono yàqu ba sax da ngay ragal jur fi doom nit day def lu ñaaw ñu gëm loola dafa jum du jikkoom yërmande tee na fii ni lambi golo ku jug daanu King FM. góor yi di solo ni ay jigéen média yi soppi dëgg wan la ay fenni neen gel yi ni ñuy solo soriwul dara ak taatu neen lu ñaan jiital la ñuy fësal xool ko ci seen baay da ngay jaaxle di laajte wàññi ànd seen baay sa doom tàggu la jàngi ci faram la dem làngi jeunes yu bëri yàqu nañ ci tuxum bon ak mandi ñii di jur di sànni gis ku amul jëkkër planning minette yu dëgër fit ku leen mat baay rek la ñuy charmer kër yi tas na tasar aawa dëkkee liggéey ñaareel tam di liggéey aawa fàtte nañ taraay yu bàmmel ak jafe am xarit buy bokk ak yow say mettit say mbokk ngir nga xam leen faw nga bëri weccit xaalis la ñuy jaamu ku ñàkk duñ la taamu pauvre yee gën a sonn dëmm ñoom rek lañ koy tam
am ñàkk jom weesuwul nit taxaw ne may doome raam am ñu dul sóor ëllëg def taatu nen di caméra fecc yi watul ni jamonoy wantaara mera ngënte gu rëy ngay romb fekk yaay ja dañ ko biiral cey boo yi suñ fi màggee ndaw dëkk bu bari fu ndax talatu ñu jàng foo leen fekk ñoo ngi si pari foot fi rigol yëpp fatta du dara lu dul ay kapot ku dàkk iri si koñ bi moom la ñuy woowee kappo sa yi ni contrat jàkk ba mujjee tribunal mbëggeel bu original jafe ndax sa yi intérêt moo ko sooy jàng moo ko lal kuy jiital xaalis rëccu noo ko dal xalaatal balaa def bal boo tiire mun na too ko dab bul toppandoo ma riilandoo fréquentation mooy tul ma ko laaj bi waxul dëgg mel ni xar kanam bu ñu may ka bul ba ñëpp sonkal ma ñëpp sa bakkan bi tàmmal ko muñ ñu bëri sànku nañ ndax bëgg lu seen poche mënul hey hey ay 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 yeah gis nga affaire yi dafa nice. mais ñoom booy. en fait c'est comme dañuy bëgg a nax quoi. lu mel nii duñ ko def clip ñoom bu ñuy def clip mooy ego trip bi wala maa la loof maa la bëgg sama jigéen nu ma safee xam nga wala ñun ñi jëm tam di ñu gëmloo affaire boo xam ne ñun comprendre nuñ parce que après benn moom day génn. dem loué benn yatch nekk ci. benn xale bu weex xatal pourquoi du jël bu ñuul man ñoom. 15 clip bi waaw dama leen bëgg mais pourquoi duñ jël bu ñuul bi. mais ñoom clip bi booy yëpp ay xale bu xees pecc ñu génn pooj yi wane affaire ba pare même luy benn yet si mais côté boobu laa koy laaj léegi lu waral loolu lu tax ñoom du ñu ñëw jox vrai street bi li ñuy dund. D'accord waaw Mollah il est 15h53 minutes concrètement il nous reste 7 minutes gis nga son bi nii waa Jazz ma bàyyi la nga ñëw waa acca ndeysaan ndeysaan King FM. La musique c'est nous. Yeah. La musique c'est nous. Listen. Hey. Listen. Yeah. Listen. Hey. Listen. Yeah. Listen. Hey. Hey. King FM. El Jazz là. Hey. Hey. dama réer ci life maa ngi ci seet yoon jàkkaarloog obstacle yu bëri tegaloo yow est-ce que mën naa bàyyi lépp sans bàyyi fi trace jéem a tukki kaaba su ko defee xew bi tas fii ndaw yi gëlëm nañu am na ñu siy këlëm ti ku gis si ba tàyyi ku xaddi di kaas ni ku xelam dikkul man du ma jug si bind tànk maa ngi ak sama xel te sama xel bi lu muy xel yi bàyyoo ko sama xol ku bëgg fii jàmm am na teg lépp si yoon suñu njiit yi ñàkk jëmukaay ni dof buy dox yaa may gis si mbedd saa su ne mais est-ce que day wéy nga yàgg ma dëkkal fu bon parce que Jazz day way ku ne am na loo mën du jën a dàkk fay mais teg ko suufu garab pour mu yéeg danga koy rey du ma fecc léegi dégg gu ma yàlla tàccu mais tant que maa ngeeg bakkan damay jàpp ala accu du ne nga ñun ñëpp a far te du ñu jàppalante fii doole kenn doyul benn nit du jàpp gaynde jeunes yi ñooy reyee di sàcc teg ma gi pression jeunesse bi doon problème waroon doon solution te ba may ndaw laa dégg kii yaaya ma ko yàq mais sama yaay tontu sama doom du mus a yàqu man dinaa def la tuuba yaay nga am dëgg si ñoom dinaa sàppi si ñoom dinañ ma yàbbi ni shingom dootoo ragal mer soo taamee gis lu la nakari da nga foog ni da nga mus fekk yaa gën a dof fi li nga foog ni fulla la c'est de la jalousie yéene woo ko lu mu am nga foog ne kenn du siib dans quel monde nous sommes au monde jalousie ana suñu yeneen ba ngir yàlla dellu sil fi bëri nañu jullit te amuñu jikko jullit ndax lu ñuy boole bokkul ni panca du tiir ak mbiskit man du ma won yàlla samay ngandi problème yi lay won maam yàlla ngande la jël naa yoon ay responsabilité la gàddu benn idole la am sama mag la jum Abdou yeah ay 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 mun ngeen seetaan ci live Instagram King FM SN ngeen mun a gis un petit peu li xew ci studio bi en tout cas nice na malheureusement temps bi ñu xoj il nous reste 4 minutes j'étais très heureux tey recevoir leen gis naa ne 2 heures de temps yi doyul
Mola dañuy épisode beneen dinañ dooraat émission bi. yeah alors ma bëggoon juste peut-être ngeen wax ma seen xalaat ci King FM ak ci émission bi et puis peut-être joxe seen actualité ak le dernier mot pour ñi ñuy déglu étant donné qu'à 16h Exidex borom Dakar mooy dellu si fii ci sunu musique donc Mola peut-être le mot de la fin ak ta vision ci émission bi. waaw mais avant tout bon dañuy wax ne. balaa gars yi naan je ne suis pas démocrate parce que maa ko posé ay questions posé wu ma ko peut-être temps bi la quoi. waaw temps bi la effectivement c'est le temps ñu jégal ñu ko mais peut-être après dinañ ko continuer incha allah. dina ñëwaat. donc King FM je trouve que c'est une bonne radio tu vois. radio bu am vibe la et puis ñu ngi ciy fil suñu bopp quoi. yes tu vois ouais dootoon naa fi def émission ak Exidex. tu vois c'était extraordinaire quoi. très bien respect à lui toog tey yow sama doom ndey nga tu vois. et puis bu ma revenir ci kër gi dama sentir son bopp ci biir xam ni bon ubbil ngeen ñu fii et puis seen grille programme yi aussi c'est extraordinaire. ñu ngi leen di suivre quoi et puis di leen féliciter. di leen gën a ñaax quoi. Inch'Allah. donc sama dernier mot c'est juste que ma shout some people. like ay mel ni Fatou Ndiaye ñu mel ni ay Alassane Diop sama gang bi Wëndëng Challenger. you know Hamza Luqman Siré Papa Ndiaye Pëcco Gomis you know waaye des 10 000 personnes moom mënu ma leen wax fii yéen ñëpp xam ngeen seen bopp Fallou. et puis di béggee sama frère sama petit frère El Jazz. puis di ko encourager di ko wax ni bul bàyyi quoi. très bien nekk ci et puis def ci plus de sérieux. incha allah dina la amal njëriñ quoi. incha allah di béggee Sénégal. di béggee et puis di jaale kilifa suñu frère bi nga xam suñu grand frère bi. Mouhamed Lamine Seck. donc muy grand boo xam ne moo ñu uufoon ñun ñëpp nekkoon porte groupe bi. mu làqu donc bokk ak di magu kilifa donc maa ngi koy jaale kilifa di ko jaale Aba di ko jaale Kifa di ko jaale Omar et toute la famille quoi di ko jaale mère Yaayaatu. et puis yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana quoi. Amen. Merci beaucoup Mola. Jazz aca il nous reste peut-être 1 minute et 30 secondes boo mënoon tënk lépp rek. lan nga fiy dénk sénégalais yi nii. bon dama koy tënk man dama lay remercier di remercier Adja di remercier Mola moo gën sama xarit bi ma àndal Pata Ndiaye ay ñëw Waly Ba. leen wax kontaan nañ trop vraiment rajo bi gis nañ ay pro lañ xam nga di remercier sama benn cousin Ablaye Kane ak sama benn seex boo xam ne Karu Ndiaye moom sama jumeau la. xam nga CNC ak Nengaleer waa town yëpp maa ngi leen di béggee ay Kheucha Caatu Yaayam Redline Ibrahima maa ngi remercier képp koo xam ne déglu nga émission bi yow moom damay sawar di def ak yow émission. incha allah bu koor gi jeexee ba ñu commencé activités yi dinaa ñëw ñu gën a teg. Inch'Allah. Merci Olivier. C'est très gentil sama gars yi maa ngi xaar exclu mu di gën mu di Jazz maa ngi xaar ku ci am exclu rek. Et puis on suivra bien entendu votre actualité. Un grand merci à vous ci accepter invitation bi. Bon courage et puis bon vent et jërëjëf de la part de King FM ak toute l'équipe de Rap Wolof moo raw. mu ngi noonu ñu nekk yéen la woon di remercier Babacar Diakhoumpa kooku mooy auditeur numéro 1 de cette émission Rap Wolof moo raw qui traite